mbokk yi ngi leen di nuyu juróom-ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismillah ci xibaaru timis gi li ci gën a fës tam yéene from fàcc ko dara doxatul ci aéroport bu Diass liggéeykat yi dañoo xëy tey ji daal di banque seen yoxu lànkandaarandi kon duñu liggéey la ñuy sàkk mooy ñu xoolaat seen nekkin ci biir entreprise boobu la ñuy liggéey te ñu naan ko TWE di ab entreprise boo xam ne ni chinois yi ñoo ko moom di liggéey lépp loo xam ne moo jëm kon ci aéroport boobule ñoom daal fu mu toll nii créé nañu ab grève boo xam ne utu luñ ko app la ñuy tawat la ñuy sàkku ci kilifa ñu jël ci ay matukaay lu ko mooy kat ab liggéey dootul amati foofu nga xam ne ni moom moo di ci aéroport bu Diass ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yu tukkee ci Thierno Daf ci diirum ñetti at lu ëpp ñeenti téeméeri gone yu jigéen yu amagul juróomi at àgg nañu ci seen i kaw muy nag lu doy waar yóbbee professeur Serigne Mor Mbaye yëkki ay kàddoom muy sàkku ci nguur ngir lu ni mel mu jël ci ay matuwaay Sénégal mënta tegu ci kaw yoonu yokkute fileeg ay muskalaf ñu ngi fi nekk di tëdd ay xale ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yu tukkee ci soxna Mame Anta Ndour lii ab téere bu bees la ñu jagleel koy jegeñ général Amadou Ben Ali docteur Mohamed Ben Abdallah Ali moo bind téere boobule mu di ci fàttali ko jaar-jaaru général Amadou li ko dalee ak xalem ca Kébémer ba na mu nekkee woon ci biir l'armée bi ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci soxna Marguerite Rosely Ndiaye kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamualeykum. bisimila ci xibaaru marax yi dañ koy door rek ci diirëb ñetti at lu ëpp ñeenti téeméeri gone yu jigéen yu amagul sax juróomi at àgg nañ ci seeni kaw muy nag lu doy waat yóbbee professeur Serigne Mor Mbaye yëkki ay kàddoo muy sàkku ci nguur gi ngir lu ni mel mu jël ci ay matuwaay Sénégal mënta tegu ci kaw yoonu yokkute fileeg ay muskalaf ñu ngi fi nekk di tëdd ay xale yu amagul juróom jàpp fukki at ak juróom léegi-léegi sax ñuy dem ba di ci jële ëmb centre Gaspard Camara takko taxaw fa seeni kon ak musiba joojulee Mame Anta Ndour doxantu ji woon na fa ñu teewlu ko ci reportage. man dama nekk en état su ma toogee nii lu yàgg nii su ma jaaxaanee nii damay jég saa rek fat mën naa faa jaaree xam dama doon def ay cours comptabilité ren bi laa waroon a terminer mais dama ko arrêté ba déwén. juróom ba fanweeri at ak juróom la ñuy toll ñooñee mooy soxna yi nga xamante ni dinañ leen di faral di sàkku loole nag nekk lim boo xamante ni day dem di gën di yokku bu ñu sukkandikoo ci kàddu professeur Serigne Mor Mbaye. ñi xam ne ñooy liggéey ci hôpitaux yi tey jii wax nañ leen li ñuy gis ñun ci suñu observatoire yi li ñuy gis natt bi dafa jéggi dayoo ndax ci ñetti at. ñeenti téeméer rek lu topp ci ay gone amaguñ juróomi at ba fukki at ak juróom ñuy siif leen kooku ci am réew xel nanguwu ko. lim boobee nga xamante ne dafay dem di gën di yokku rek nekkul nag loo xamante ne dina jëmale kanam li ñuy faral di wax Sénégal émergent loolee ba léegi kii di professeur Serigne Mor Mbaye moo ko xamle. état bi xam ni moom dafa digge ñu ni du ñuy émergence maanaam du ñuy génn ci ndóol mu xam ni li ñuy génn ci ndóol. mooy ñu fexe ba suuxat suñu askan bi suñu gone yi ba ñu mën ñoo fentel meneenum réew wala ñu attan la xam ni sax moom la ñu bëgg ci développement économique ndax lu mel nii su amee laaj leen ko Gaspard Camara ñi fiy liggéey xale bu am juróom-ñeenti at ñu siif ko mu ëmb mais xale bi dee na doom ji mën naa dee moom mën naa dee infection yi ci nekk des koy faj lu cher la dana dem ba ci toll ci fukki junni su fekkee ne ëmb la boo xam ni foo jaar nga jëli doom ji ndax gone gi mënut a génne doom ji ci anam yu normal. sàkku bi ñuy sàkku soxna yi nekk loo xamante ni jéeya la ñu ko mën a jàppee bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di professeur Serigne Mor Mbaye ba tax mu daal di xamle ne lii di nguur gi war na cee wut pexe ci nu mu gën a gaawee xeex li nga xamante ne moo di viol ak violence domestique nekk na xeex boo xamante ni centre de santé bi di Gaspard Camara daal dina ci taxaw temm. jërëjëf soxna Mame Anta Ndour ñu ngi lay sant di lay gërëm des ba tey ci fànn woowule fu la ci diwaanu Kédougou soxna yi taxawal nañu ab kuréel goo xam ne li ko tax a jóg mooy xeex fi nag métti yi leen di faral di tekk rawatina ci biir kër yi ba ci sax barab yooyu li nga xam foofu la ñuy nekk di daane seen doole te ñu naan ko juraay yiilee dañuy dem ca Kédougou fekk fa Suli Burama Dabo. lu ñu doon séntu ak na benn noppi bés ni ki tey jigéen Kédougou am nañ kuréel bi nga xamante ni daal objectif moo di ne daal xeex métit bu ñu métital jigéen yi jóge fi ba faw boobu kuréel bi nag ñu ngi koy sàmm ci teewaay membre comité national Penda Seck Diouf mi di présidente nationale. approche
comité de lutte mooy li ñu naan approche communautaire ñun dañuy dem di liggéey ak communauté de base yi ndaxte gis nañu ne booy xeex dara danga koy xeex ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoo koy ci ñoom la mette ci ñoom aussi la tare te communauté yi mënoo xeex mukk violence métti bi ñu wetteel jigéen ñi te jëluloo communauté ci suñu rapport yi ñuy jot ci région yi méttal yëpp mi ngi xew ci biir kër gi te kër gi comme ni ñu koy waxee dafa privé ba nga xamante ni si kenn du fa duggee noonu loolu nag tax na ba nga xam ne méttal yañ fay méttal jigéen ñi tar na lool te doo ko ñemee wax yow soo ko waxee kër gi dal ci sa kaw boo ko waxee ñu ni la yow lii nga à la limite yow mi nga xam ne yow dañ la métital sax da ngay mujj bëgg a nekk boo moytul ñu xoole la ni la yow mi yaay def métital. liggéey bi nag du doon lu yomb ngir jafe-jafe jigéen jànkonteel fii ci région Kédougou rawat na ci biir kër yi waaye kii di bindu fu ne daam fa xajaab yi muy jiite bi antenne régional nee na daal fépp la ñu teg seen tànk dinañ dugg ci biir kër yi fu nga xamante ni daal fa la violence bi gën a am doole ak si bërëb kaskaay urus fu nga xamante ne tamit xale jigéen yi ak it xale góor yi amuñu fa jàmm. Donc nous avons besoin de toutes les personnes vraiment ressources, qu'on soit dans les zones aurifères, qu'on soit dans la commune ou ailleurs. Nous allons aller surtout vers les zones à difficulté. ko laajee nag ndax mën nañu def seen liggéey comme ni ñu ko buggee ginnaaw dem ak dikk yóbbu fii ci diwaanu Kédougou bintu ne daal ñu amee moyen wala ñu bañ a am lu mu gëm a moo di ne daal taxawaay jigéen Kédougou ak it partenaire dara du leen jaaxal. Je crois que avec l'abnégation des femmes de Kédougou on va y arriver. Kédougou Soli Brahma Dabo pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Soli Brahma Dabo ñu ngi lay sant di lay gërëm liggéey nag amatul fu li nga xam ne ni moom moo di ci aéroport bu Diass ñi di liggéeykat yi dañoo xëy tey ji daal di banque seen yox lànk ne kon duñu liggéey yi di liggéeykat yooyu li nga xam ne liggéey ci entreprise chinois bi ñu naan TWE ñoo xëy kon banque seen yoxo ñuy ñaawlu anam gu doy waar gu métti yi nga xam ne ni moom lañ nekk ci seen entreprise boobu lee nguur gi wala loolu la ñuy sàkku daal ñu indi ci ay saafara lu ko mooy kat dootuñu teg tànk kon ci seen barabul liggéey ko paay boobu lee gannaaw loolu ñoom chinois tamit ñu ngi ñaawlu taxawaay inspecteur régional du travail yi ba nekk fële ci diwaanu Thiès ndax dañu ko ger ba lépp lu nga xam ne nii moom la waroon def jëmale ko ci ñoom daanaka defu ko te ki nga xam moo di Thierno Daaf doxantu ji woon na fa ñu teewlu ko ci reportage. grève bu amul app mooy tàbbite fu ndogal bi liggéeykat yi nekk ci entreprise chinoise CWE jël entreprise boobu nag moo yore liggéey autoroute à péage bi jóge AIBD jaar Saly jëm Thiès. délai bi expiré muy 30 jours yi ñu ngi ko déposé le 5 du vendredi passé démb tey ñu dem en grève. Grève illimitée tant que nous avons pas de pourparlers avec la direction nous maintenons nos mots de grève. si ana lan moo waral ñu sumb grève boobu faram fàcce yi ak kenn ci ñi yore seeni kàddu. amuñu contrat de travail amuñu bulletin de salaire ay fiches la leen di jox ay fiches yoo xam ne ci chinois la te ñun comprendre ñu loolu te société bi ñëw na fii mais benn travailleur amul bulletin de salaire. yi baaxul parce que contrat de travail yi amul DMT les sociétés étrangères basées au Sénégal dans le projet de l'aéroport Blaise Diagne ne respectent pas le code du travail. respecté wuñ ko parce que fii mënoo gis travailleur boo def demande d'explication. chinois bi ñëw na la rek dama ko wax nangam defu ko nga jox ko demande d'explication 8 jours. mais convention bi waxul loolu fiche lañ leen di jox fiche boo xam ne chinois lañ koy bindee 99% travailleurs yëpp amuñu bulletin de salaire amuñu contrat de travail. fiche lañ leen jox xamuñu chinois te loolu yoon moo ko doxalul. yoon dafa ni nit ki boo ko liggéeyee boo ko jëlee liggéey une semaine war nga ko jox contrat de travail mu xam ban la déterminé wala du indéterminé. liggéeykat yi teg nañ ci yekk lu mel ni xeme inspecteur régional du travail bu Thiès ndax kooku de jàpp nañu ne dafa lëkkaloo ak chinois yi ngir sànq leen. dañuy dem article 272 du code du travail moo ñu permettre ñu déposer le préavis de grève biñ ko déposé. ñu ñëw inspection du travail inspecteur du travail bi ñuy wax lum jàkkaarloog man ne ma monsieur Guèye on vous tolère man ni travailleurs yi génn leen parce que man je suis conforme à la loi c'est l'article 244 du code du travail qui m'a permis d'assister les travailleurs sans écrit l'écrit c'est le tribunal. diggante ñi jiite entreprise chinoise boobu nekk ci Sindia ak seeni liggéeykat xiiroo ak ŋaayoo gi mu ngi woy di gën de bari daanaka sax weer wu nekk la. Mbour Géej radio télévision Walfadjri Thierno Daaf.
jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant di lay gërëm ca Pikine la ñuy jëm kuréel gi ëmb way juru ndongo yi génn nañ ci pàttiral gi ñu nekkee woon seen i kàddu la ñu yëkkati ñu ñaaw la giraw bi seen doom yi dëkkee ndax ñàkkum professeur lu ni mel nag du buleet mu fay am ba tax ñu sàkko ci nguur gi mu jël ci li ay matuwaay ndax mënatula wéy suñu xibaar yu weesu dégg ngeen ci kàddu yi mu ci rotal moom Ngour Faye moo jiite kuréel gi ëmb way juru ndongo yi nekkee fële ca diwaanu Pikine ak fiwlu am ci imam ak ulema yi nekkee ci biir réew mi imam Youssouf Sarr ak ñoom yëkkati seen i kàddu daal di kon ñaawlu taxawaay Omar Diène mi ñuy jàpp ne place am doonul woon fële ci Israël délégation bi mu def daal di dem ci réew yahud yi moom la ñu ne du dëgg du yoon Israël dafay xeex jullit ñi kon du yoon ñu fay dem muy nag loo xam ne ni imam Omar Diène mi njiital kuréel gi ëmb imam ak ulema yi nekk ci biir réew mi weddi ba tëdd ci naaj wi Mami Khady Niakh nag demoon na seet ji leen ñu teewlu ko ci reportage. kuréel bi ñu duppee Ligue des imams du Sénégal ma ngeen nag naqarlu ñenn ci ay imam yoo xam ne ni dañoo bokk ci association des imams du Sénégal yi demoon am ak tànki nemmeeku foofu la ci Israël la imam Youssouf Sarr dafa ni imam yooyu li nga xam ne ni ñoo demoon ci Israël seen turu bopp lañ fa yóbbu waaye nag demuñu ci turu imam yëpp. jamono ji passé rek ay suñu mbooloo imam yu mat juróom-benn imam ñu nga xam ni waaw ñu nga xam ni dañu demoon Israël. dem fa ni dañuy seeti israéliens yi ci maanaam fa jafe yombalu ambassadeur d'Israël ñu ni nag loolu bi ñu demee itam foofu kilifa yi gën a mag foofu teeru leen bi ñu ñëwee itam ku leen gis ci net bi wala nga gis leen ci presse internationale li ngay wax mooy imaamu Sénégal yi wala jullitu Sénégal yi kat Israël la ñu àndal te loolu nag du dëgg. ndax mën noo ñëw wax xaajaloo bi am ci biir imam yi imam Youssouf Sarr lii la ci tontu. biir division lu ñuy wax division da ngay comprendre islam moo tëddee noonu depuis boo ko xoolee ba xalif yi jógee fii ba suñu xalif yi radiyallahu anhu ñoo jógee fii ba léegi islam ñii dañuy am ay xalaat yi dañuy wuute ci biir wuute xalaat loolu mën nañu xalaat ni waaye bu dëgg jotee rek ñëpp àndam. imam Omar Diène di kenn ci imam yoo xam ne nii ñoo demoon ca Israël ma ngi indi ak tontu moom dafa ni imam yi faxee ci Ligue des imams seen xol moo tàng te kàddu yi nga xam ne moom la njëkkati dara du ci dëgg. lañ fa yóbbu woon mooy message de paix ndax buñ doon nëbbatu du ñu ànd ak benn journaliste man am naa gàcce lool ndax ay imam yoo xam ne dañuy wax te li ñuy wax xamuñu ko imam du fen du sos du wax lu ñaaw du wax lu bon du wax lu tilim du wax lu salte maa ngi fii ci bureau bi. ñëw leen comme ni journalistes yi ñëwee ngeen nañu kat lu xew. ñun on marche très bien ñoom ñoo marché wul ñun ñu ngi marché bu baax ñu ngi dox diine di dox dëgg di wax jàmm di def jàmm ñoom nag ay syndicalistes lañu dañuy sànni xeer rek duñ mosuñu def dara lu baax bu amul dara lu ñu teg seen bët ñu ne lii ay prédicateurs ñoo ko def fii la ñu nekkoon dañu fi wut ay place amuñu ko ñu dem ñu jox leen ci micro ci rajo yi ak yi ñu toog di wax di saaga rek. sagar mu ngi xeeñ ci diggante ñaari kuréel yi boot imam yi nekkee ci biir réew mi te nag seen jaamarloo bi pënd bi ba léegi wureegul la ndax ku nekk ma ngi xëcc jëmee ci booram. jërëjëf soxna Mami Khady Niakh ñu ngi lay sant di lay gërëm lii nag ab téere bu bees la ñu jagleel ko général Amadou Ben Ali ndam si yàlla si docteur Mohamed Ben Abdallah Ly moo bind téere boobule mu di ci fàttali ko jaar-jaaru généralu Amadou Ly li ko dalee ak xalem ca Kébémer ba nu mu nekkee ci biir l'armée bile mbokk yi xarit yi daa nekk kenn desul ñëpp ñoo ñëwoon ngir féddale si kóllëre ak kóolute gi doxoon seen diggante ak moom Marguerite Rosalie Ndiaye la ñu fa yebaloon ñu teewlu ko ci reportage. moom Amadou Belal Ly la ñuy fàttalikoo ci ab téere bi nga xamante ne moom lañ ko tuddee ñu duppee ko Amadou Belal Ly le dernier mot di téere boo xam ni day dellu si ci li nga xamante ne moom la jot a dund ki ko bind di docteur Mohamed Abdallah Ly. dafa nekk téere boo xam ni dafay nettali taarixu général Amadou Belal Ly mu tàmbalee ko ci xalelam ci Kébémer nga xam ne xaleel boo xam ne la daf ci nekkoon taalibe muy nettali di Kébémer nekkoon ci ay jafe-jafe di dund jonkonteel ak par exemple peste bi fa amoon di jonkonteel ak ay jafe-jafe yoo xam ni pour nga am ndox léeg-léeg da ngay dem ci amul sax léeg-léeg toujours da ngay dem ci teen bi tànk ndox mën a jàng sa leçon ci guddi yi da ngay dem uti ay mat loolu yëpp mu nettali ko ci mu nekk jaar-jaar boo xam ni dafa nekk ay leçon muy nettali également jaar-jaaram ci livre bi ci armée parce que moom dafa am jaar-jaar bu doy waar
maanaam dafa nekk caporal nekk tirailleur d'abord dans l'armée française ba dem finalement nekk général donc jaar-jaar bu doy waar la di wax ci guerru Algérie bi nga xam ne dund na ko di wax ci guerru Indochine bi nga xam ne dund na ko ak yeneen guerre yoo xam ne dafa am ci jamonoom. ki bind téere bi it dellu si na ci li nga xamante ne moo fi amoon ci atum 1962 muy xamle ni dund kii di Amadou Belali yemul rek ci mbir moomule. leneen lu am solo également ci livre bi mooy jaar-jaaram ci ay fonctions civiles wala militaires yoo xam ni am na ay rôle yu am solo yu mu ci joué muy crise 62 muy la guerre bi amoon en Casamance ak rébellion PAIGC rôle bu mu joué Kédougou également bu mu fa nekkee préfet yooyu yëpp mu wax ko ci livre bi. mu wax également fu mu jaar en tant qu'ambassadeur ak relation yi moom ak yenn chef d'état yi également muy Bongo muy Bokassa mais aussi ay chef d'état dañ juróom-benn yoo xam ni moom dafa leen encadré bi mu nekkee Prytanée militaire ñooñu bi ñooñu nekkee Prytanée militaire yëpp aussi mu wax ko ci livre bi donc ngeen gis ni livre boo xam ne livre bu yaatu la bëri ay njëriñ trop. mbokk xarit àndandoo ak itam ñi nga xamante ne ñoom la bokkaloon lii di armée bi ñoom ñëpp a doon féddali kóllëre ak kii di Amadou Belali ku si nekk nag di joxe sa témoignage. jërëjëf soxna Marguerite Rosalie Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Ndeye Fatou Ndiaye lañ ci yàndal. xibaari bitim réew yi dañu koy dooree ak fële ca Yémen kañu fa jàppoon di Luc Sommer baaxoo ca États-Unis nag tey jii ci suba dañu am ay information ci ne dañu ko faat ci bu njëkk sax amoon na ab opération bu ñu namoon a def lépp nag ngir génne ko ci loxo way fupp ya nekk ca réew moomu waaye mujjuta sotti ki nga xamante ne ab photographe la nekk ab journaliste dañ koo jëlee woon foofale ca Yémen teg ko yoxo at ci ginnaaw a gi nii ñu ngi ko jàppee woon ca pays bu Yémen di Sanaa moom nag dafa faatu gannaaw ba mu buggee woon daw wala sax ba nga xamee ni waa États-Unis feggoo ak l'armée ba nekk ca Yémen dañoo bëggoon a def opération ngir génnee ko ci yoxo ñi nga xamante ne ñooy way fipp yi foofee ca Yémen ci lañ ko faat nag ñu ngi ko faat ca dëkk ba ñuy wooyee Chabwa mu nekk koo xamante ne ab otage la woon beneen otage mu di jàngalekat bu baaxoo ca Afrique du Sud ñu gën koo xam ci Pierre Koki moom tamit dañu ko faat ci tàkkum ndell yi doon am ca dëkk boobu ci fàttaliku nag waa Al-Qaïda ñi nekk ca péninsule bu arabique ba ci alxames ki ñu génn dañoo artu woon dankaafu ne daañu faat Luc Sommer la ñu menacé woon nag mujj nañ koo jëfee ci samedi gi waa l'armée bu Pakistan wax nañ ci samedi gi ne dañoo faat ab kilifa bu bokk ci Al-Qaïda kookee mu ngi wuyoo ci turu Al Shukri Juma mu nga jógee ca Arabie Saoudite moom nag jàpp nañ ne gën a kawe ci biir Al-Qaïda moo tax sax dañoo jàpp ne ñii di waa États-Unis yokk nañ ci liñ ko faate ndax dañ ko doon wër ay at a ngi nii ci atum 2009 waa États-Unis dañu ko doon joxoñ baaraamu tuuma ci benn attentat bu ñu bëggoon a def ci métro ba nekk ca New York waaye mujj la sotti boobu ba léegi nag réew moomu dañ ko doon wër te sàkk woon nañ ci waa dëkkam ñu jébbal leen ko moo tax bi ñu ko faatee tey jii ci samedi gi ñu bëri ci foofu am nañ ci bànneex bu bëri waaye itam am nañ yeneen ñu ci faat mu di ñaari way fupp yoo xamante ne waa l'armée bu Pakistan ñoo leen faat ñu jeexalee xibaari bitim réew yi ak ngelaw yu fooro foor ak i taw yu bëri moom la ñu nemmeeku fële ca Philippines tey jii ci samedi gi waaye nag la leen tiital du loolu mu di ab typhon bu ñu wooyee Agupi nee nañ dañ koy xaar ca dëkk boobu tey jii ci samedi gi ci guddi gi waral askan wa fay yeewoo ci jamono yi ku ci nekk yaa ngay daw di wutali foo xamante ne sa bakkan mën na faa raw waaye itam say bagage ak sa njaboot bâtiment yu bëri ak i école dañu ko ne ràpp waaye itam dañoo dem ci ay diwaan yoo xamante ne bu ñu fa laaxoo rek daañu mën a rëcc typhon bi nga xamante ne njort nañ ne daañ ko xaar ci dëkk ba ni wooyee Samar nekk ca Philippines te ñetti fan war na kaa am ci réew ma te itam ci seen bët penk lañ ko gën a xaar. jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi lay sant la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax Cheikh Tidiane Ndiaye mi fare woon ci xarale gi ci kàddu gi seen mbokk Seyna Amar Ba réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye moom Ndeye Fatou Ndiaye sax di leen dig daj incha allah rabbi ci xibaaru 20h yi ci kàllamay nasaraan mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal dig daje ëllëg ak jàmm lay doon ci yeneen di jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.
mbokki dal leen jàmm yéen a ngi ci seen émission sortie ci rajo télévision bu Walfadjri. que ñàkk nañu poste bu am solo mooy secrétaire général bi c'est pour l'Afrique ça. on a perdu ce poste là par manque de consensus. waaw mais africains yi dañoo déggoowul ci seen biir déggoowul ci seen biir. donc il n'a pas eu de candidat de consensus. entre africains. est-ce que c'était prémédité je ne sais pas. Wade aussi je le comprends. kenn mu am taawam ci kaso bi ngay tàcc. doo ko tal. doo ko tal doo xalaat sax Yetta n'a pas d'amis n'a pas de parents n'a pas de copains. sommet bi occasion ratée que Sénégal se retrouve ensemble. D'accord. Macky Wade ak Abdou Diouf. Diouf n'a pas joué son rôle. Diouf moo war a joué boobu rôle jubale nit ñi wax seen biir ñu diisoo ñaar ñett fu ñu am élection régulière à date échue loolu mooy yoon loolu mooy démocratie wax naa ko déjà par naa ci man ci face à face laa ko wax Wade benn je suis contre le CREI man dañ ko nañ ko tas man soon Macky dem koy tas njëriñ coow lay indi CREI c'est un ancien bidon c'est un monstre un vrai monstre parce que règlement de compte loolu baaxul sa réew. Tout le monde me connaît à cause de la danse. En Europe, on nous respecte beaucoup en tant que danseur. Donc j'ai des notions de toutes les danses, que ce soit la house, que ce soit le new style, que ce soit du locking. maa ngi soo comprendre man lu ñu ma doon wax jàngal parce que doo bëgg sa doom tëb rek fecc te jàngul.